juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ñu nar ko ubbeek qualification équipe nationale de football ñooñee dinañ dem fi nga xam ne rek foofee la ñu nar a amal Coupe d'Afrique bu atum 2019 ca Cameroun loolee xew tey si ngoon fële ca Khartoum gannaaw seen ndam bi ñu am seen diggante ak réewu Soudan. ñu wax tamit ci wàllu politique ci biir xibaar bi gannaaw vidéo bi nga xam ne rek jot naa lëmbee Ousmane Sonko nag jàkkaarloo naag presse bi waxtaan rek ak ñoom ci li nga xamante ne dafa gis ne rek ab xeex la bu ñu sumb rek jëmale ko ci njiital Pastef mu gis ne rek boo gisee ñu koy woowee jamono ji terroriste ak li ni mel dafa terroriser kilifa yi fi jot a nekk. vidéo boobu nag li mu xam le rek yàgg na lool ba mu ko defee dëppwul dara ak li nga xam ne moo aju ci wàllu actualité politique jamono ji ci jamono joojee nag kilifa jàngu gi di Théodore Adrien Sarr yëkkati na ay kàddu di sàkku ci askan wi ku ci nekk saxoo li nga xamante ne rek mooy wormal rawatina ci wàllu kàddu yi ñuy faral di dégg ci jamono ji mu ñagas lool ba tax na rek muy sàkku ci kenn ku nekk nga wormal ki nga xam ne rek sa ñooñ la. dinañ wax tamit ci journée mondiale de l'alimentation loolee aju ci xeetu ñam yu ñuy jëfandikoo fii ci Sénégal màggal nañ bés bi ñu sàkku tamit ci kilifa yi bu ñu bëggee jot autosuffisance alimentaire ku ci nekk war nga ci dugal sa loxo rawatina bu ñu bàyyee ba noppi kenn ku nekk fexe ba li fi bàyyeekoo ñu mën ko jëfandikoo su ko defee rek kenn ku ci nekk mën a gis sa bopp ci li nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee fii ci Sénégal mbokk yi lii moo fi gënoon fës rek boo leen taxirloo tuuti faram fàcce. asalaamaaleykum mbokk yi dal leen a jàmm ni ñu ko waxee ci ponk yi Ousmane Sonko jàkkaarloo naag taskatu xibaar yi tey ñëwaat ci vidéo bi nga xam ne jamono ji dafa lëmbee internet ba tax na rek mu yëkkati ay kàddu jëmale ci li ni mel moom muy xam la ne vidéo boobu bañ ko defee ak léegi yàgg na lool dëppwul dara daal ak li nga xam ne moo tax ñenn ci askan wi jóg rek di yëkkati ay kàddu di ko ŋàññ ci loolu dinañ ci ñëwaat ci biir xibaar yi. leader Pastef boobu jàkkaarloog ci presse bi sukkandiku ci li na mel rek ci ñëwaat ci li nga xamante ne mooy digganteem ak njiitu réew mi woon di Abdoulaye Wade loole nag mu gis ne rek dina faral di ko woo di ko déglu jël ci moom li nga xamante ne dañu jàpp ne rek ab xam-xam la mu aju ci wàllu politique te gis na ne loolu yenn saay dina ko jàppale bu baax a baax ci liggéeyam ñu teewlu ko. tey ci suba waxtaan na ak président Abdoulaye Wade lu yàgg ci téléphone bi. ma nga Qatar maa ngi Sénégal nee na ma man affaire bi sax reetaan la ma def ndax man su ma lay xool damay gis sama bopp bi ma amee 40 ans ne ma na nga ko wax publiquement maa la ko autorisé ni man dama rafetlu sa taxawaay ci Sénégal xeex bi ngay xeex bu set wicc la nii la ma ko waxee jéego yooyu nag ñu doon dox lii léeg-léeg yu mel ni day am day sax accéléré ndax ci fan yu néew bu soobee yàlla buñ ma galgalul war naa dem ba Qatar toog ak président Abdoulaye Wade ñu waxtaan ci Sénégal. Ousmane Sonko sax nee na fan yi di ñëw daxul ba dem fële ca Doha rek dem nemmeeku ji ki nga xam ne mooy njiitu réew bi woon Abdoulaye Wade. ñu wax ci leneen jamono ji ñuy wax ci wàllu politique fi Sénégal gis nañ ni kaddu yi day faral di ñagas. ba tax na ñu bëri ci askan bi di ko rafetlu ci loolu nag cardinal Théodore Adrien Sarr yëkkati na ci ay kàddu rek di sàkku ci askan wi ku ci nekk saxoo li nga xam ne moom lañ fi bàyyil ci wàllu valeur rafetal kàddu yi ba ku dégg rek man bañ a am dara lu la ci métti Cheikh Diop tase na ak moom andi ci ak Jafara Ba. wax war a nekk loo xam ne dafa indi lu baax et non pas lu indi lu bon noonu la ñu moytu vraiment wax loo xam ne du indi dara ci réew mi mais moytu ko d'abord en faisant ku nekk nga def attention ci si di nga def parce que lu nekk sa xol nga woon ko woone toujours c'est pas bon donc na nga maîtriser bu baax a baax te balaa nga wax nga seet ne lii su ma ko waxee dina indi lu baax wala lii duma ko waxee mu indi bu su ma moytu ko.
liñ ko waxee woon léegi ci ponk bi bés bi ñu jagleel lépp lu aju ci alimentation maanaam xeetu ñam yi ñu jëfandikoo fii ci Sénégal rédaction bu télévision Futur Média samp ci ab laaj ana nan la ñu mën a def bi di lii di autosuffisance alimentaire ñu mën ko am fii ci Sénégal loole nag ñu tasel dañu gis ne rek foofu kenn ku ci nekk dugal ci sa loxo te ba ñu béyee ba noppi rek ñu nangu jëfandikoo li fi bàyyeekoo Alioune Gueye Pape Sangone Mbaye. lekk ba suux wala saa yoo ko soxlawee nekk ab défi fii ci Sénégal daaw amoon na ay yenn ci dëkk yoo xamante ni mbir mi laaloon na leen. mooy juróom-benn département yi nga xamante ne ñëpp ñu ngi leen di jàppale pour que ñu bañ a dugg ci jafe-jafe daaw la woon non ren eggaguñ ci ñu ngi def enquête yi fi mu ne nii léegi 5 6 7 novembre à partir du 5 novembre dinañu dajale maanaam résultats yooyu yëpp faram-fàcce ko. étudier ko xool état de la sécurité alimentaire ci dëkk bi naka la demee. kii bokk ci forum social mondial moom gis ni sécurité alimentaire fii ci Sénégal àggaguñu si. li jëm ci sunu lekkin ak li ñuy dundee ak sunuy ñam dafa mel ni moomaguñ ci sunu bopp ndax moom ci sa bopp moo ngi commencé ci li nga xëy di war koo lekk mu jóge ci sa suuf. yu ko ci jàmbaaru béykat yi fi nekk mais bu dee dafa jóge ci jàmbaaru béykat yoo xam ne ñu ngi Thaïlande ñu ngi Inde wala ñu ngi Chine jaar ci géej gi di ñëw mën na am bu géej gi yëngoo ñaanuma ko bato bi du yegg si. ñoom ñaar ñii le ñu gis ne lii di consommer local war nañ ci yee askan wi. soo gëmee sa bopp fonk li nga xamante ne moom nga moomal sa bopp mais doo ko bàyyi fii nga dem jëli loo xam ne keneen moo koy. consommer local day mooy premier facteur de souveraineté. ndax day tax ñi mën a dem ci Sankara doon wooyee ni ku bëgg a dund bu baax da ngay dund li nga doon te dund li nga doon mooy li ngay lekk nga koy meññal sa bopp li ngay meññal nga ciy dund. dëkk Afrique yu bari nekk di dund xiif téeméer ak ñaar fukk ak ñeent millions doomu aadama ci juróom fukk ak benn dëkk ginnaaw rapport bu mbootaayu xeet yi def ak Union européenne ci atum 2017 Sénégal daanaka dundagu ko waaye lii di autosuffisance alimentaire àggagu si. Alioune Gueye consommer local facteur de développement loolee mënees nañu wax ne diwaanu Ndar ñu ngi ci màggal nañu bés bi ñu jagleel journée mondiale de l'alimentation foofee ca Saint-Louis ñu sukkandiku ci li ne mel ngir ñaax askan wi ñu jëfandikoo lu ñuy bàyyee fii ci suñu réew am na sax ñu ci dem bay sàkku ci kilifa yi ñu bloqué xeetu ñam yi bàyyee ko biti réew su ko defee li ñuy liggéey fii ñu mën ko jëfandikoo ni mu waree Ousseynou Diop Habib Seck. fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre bi di journée mondiale de l'alimentation méngoog bis bi ñu sosee organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture askan wi nekk ci Ndar di àddu ci la ñuy jëfandikoo di liy meññee ci réew mi ñu koy góob wala boog ñu koy witt nit ñi di ko jëfandikoo ñu ci bare ni loolee lu leen gënal la. pomme de terre bi baax na surtout soble bi man soble bi ñuy bay sax moo ma gënal soble importé bi ndax li ñuy bay suñu dëkk moo gën a baax kay importé bi. ay ceeb pomme de terre soble. et tout lépp lu ñuy bay ci réew mi ñu ngi koy utiliser. surtout nag soble gànjool surtout gànjool ku baax fa nga jóge gànjool mag ñi daan bay di bay soble di bay pomme de terre loolu tax daal man daal dama bëgg culture lu bëgg lu jóge sama réew daal Sénégal gi man dama ko bëgg. xalaat bu nu mel la Binta Ba am moom jaaykat la jóge ci Ronk nee na li muy gis ci réew mi doy na ko te itam am na qualité. lépp luy ñoree fii moom laay jaay sama kaw taabal bi jëggaani wuñu dara fenn wax dëgg yàlla Sénégal léegi dafa gën a évoluer macha allah. waaw ceeb bi ak soble bi ñoo ngi koy utiliser bu baax moom la ñuy lekk sax presque ak ceebu richard-toll bi waaw ak suukar richard-toll bi lépp luy ñoree Sénégal daal moom la ñuy utiliser muy ceeb muy pomme de terre dafa gën dafa baax. ñoom doomi Ndar yi nag seeni xalaat mooy la ñuy jëggaani ca beneen réew di pomme de terre ceeb wala bépp xeetu meññantal di ko dugal ci réew mi mën nañ ko am ci Sénégal te mu yomb ngir ñu mën a dakkal produit yi ñuy jëlee ci bitim réew. am na qualité moo tax ñu koy utiliser. xam nga loo utiliser wul sa réew tamit bàyyi fi li utiliser fii dem jéggaane beneen réewu jàmbur tamit xam nga loolu jaadu te nga am fi yëpp si biir yëpp nekk sa kanam waaw am na qualité baax na macha allah. pour mu jéggaane su ma sañoon ñu koy bay suñu réew ñu koy bay ci suñu réew di ko lekk di ko jaay ci suñu réew di ko lekk ci suñu réew. waaw barrage Jama ba mu amee ba léegi mbay mi dafa gën a évoluer man sama ay càmmiñ waalo lan dëkk Ronk mais lépp la ñuy bay. jéggaane moom d'accord ma si ndax ñun ñoo koy bay suñu jardin. di ko jënd di ko indi fii di ko jaay. ci Ndar géej xalaat bi benn la Sénégal li nga xamante ni moom lay bay mënoon ca dundee
bu fekkee ni qualité ba am na ca ñu ci bare nag pomme de terre bi ceeb bi ak soble bi nga xamante ni Sénégal mi ngi ciy jëfandikoo jàpp nañ ni am na qualité te mën nañ ci yam. amal nañu na fii ci Ndakaaru ñaareelu forum africain de l'habitat et du développement lu ñu ci bëgg rek mooy fexe ba réew yi fekk réewu Afrique yi am ay dëkkuwaay yu mucc ayib loole nag réewu Sénégal ak Maroc ñoo ko amaloon fii ci suñu réew ci teewaayu dëkk yu bàyyeekoo fu bëri ci Afrique président Macky Sall sukkandiku ci li ni mel ngir xamle ne rek dinañ def seen kem kàttan ba fexe ba dëkku kaw yi am ay dëkkuwaay yu mucc ayib Fatimata Touré teewoon na fandi ci ak Amadou Ba. defaraat dëkku ville africaine yi doon bébatu ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci secteur habitat benn feuille de route nag amal nañ ko ngir rek daal di yeesal benn agenda urbain bu bees. deuxième forum africain ci wàllum dëkkuwaay Sénégal ak Maroc daal di koy amal nekkoon nag ay moment échange président de la République Macky Sall nag di ko rafetlu. L'ambition du forum de Dakar est d'engager l'ensemble des pays africains. forum de Dakar di ab xalaat bu dajale réewum Afrique yi ngir xalaat ci dëkkuwaay yu yees liñ ci jublu mooy fexe ba méngale koom-koomu réew yi ak ni askan wi di dëkkee ci réewum taax yi. moom sax di xamale ni dina amal benn politique urbanisation ngir rek daal di defaraat dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw gi. Notre politique d'urbanisme, c'est aussi de penser au monde rural. ak xalaat bi tamit bëgguñu fàtte dëkk kaw yi ci loolu sax PUDC mi ngi ciy liggéey bu baax ci wàllu yoon wàllu ndox ak assainissement muy luy yombal liggéey ci dëkku kaw yi. ministre habitat moom dafa jàpp ni développement urbain moom rek moo mën a yëkkati ab réew. ginnaaw ab taxaw seetlu boo xoolee lépp dafa daal di bootu ci li nga xam ne moom moo di habitat bu BTP bi doxee di nga gis ne lépp lu soxal wàllu habitat dina gën a dox te foog naa ne loolee dina gën a yokk li nga xam ne moom moo di koom ci ab réew li ñu mën a tënk daal moom mooy mbirum habitat lu am solo la. Si on parle de d'autres secteurs, il faut qu'on y intègre l'habitat. jëflante dëkk africain yi nag nekk lu baax bu ñu sukkandikoo ci ministre habitat bu Maroc bi. C'est quelque chose de très important que les ministres africains. lu am solo la jëwriñ ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci tudd bu Afrique daal di profité ci biir ndaje waxtaanee lépp lu soxal wàllu urbanisation ndax boo xoolee ñoom ñëpp ñoo bokk jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci wàllu bi mu mel ni urbanisation bokk na ci li nga xam ne moom moo gën a mën a suuxat ab réew. benn planification dinañ ko amal ngir rek daal di jàppale ñi nga xam ne ñoo di citoyen yi ba nga xam ni lépp luy jafe-jafe dëkkuwaay dinañ ko génne fii ci Afrique. Fatima Touré ñu dem ba ci diwaanu ñaari tali foofee nag askan wi ñooy sàkku ci kilifa yi travaux yi ñu fa amal ñu gaaw ndax indi na leen jafe-jafe seen xale yi dinañ fay am ay accident ay gaañu yoo xamante ne rek daf leen di jural jafe-jafe rax si dolli li nga xamante ne rek mooy seen grille de protection boobu tamit jural na leen ay jafe-jafe bay tax ñuy sàkku ci kilifa yi rek ñu yokk seen loxo ngir liggéey boobu mën a gaaw a yemb Cheikh Sadibou Fall doxantu fa andi ci ak Martin. travaux yu nekk ci allée Cheikh Sidaty Aïdara yu ñaari tali bari na ay jafe-jafe yu mu jural ña fa dëkk ñàkkum karange ak lëndëmaay bokk na ci seeni jafe-jafe. xam nga kay bëri na jafe-jafe ba ñu koy waxee ba léegi chantier bi dañu ne woon 6 mois la 8 mois la dégg mais def na 1 an xaw ma ay quelque éclairage bi moo amatul ñaari tali ñaari côté yëpp lampe bi mu fa dafa fay yàgg na te loolu gars yi waxuñu si wax nañ ba sonn moom doy na waar quoi parce que weñ yi ñuy def nii c'est bien beau mais wóorul quoi. waaw si tamit nit ki bu duggee fii bu jëlee sa kalpe pour nga dugg fii génn dàq moom day yomb day métti trop war na mën a gën a vigilant quoi. ñii di football te yeneen i xale di foo ci barab bi ñàkk karange. les enfants ñu ngi leen di gisee nii ñuy joué nii bon mun nañ ci daanu gaañu après finalement fan dañ lay mujjee dem seen kër bon voilà seen yaay yi jël leen yóbbu leen hôpital sécurité boobu insécurité boobu am ci aussi encore dañ koy déplorer par rapport à ça des fois damay gis xale yi di ci daanu di ci gaañu. gaañu yu métti ñu jël leen yóbbu leen seen parents yi dem faj leen. seeni kaaraange doom yitte leen lool askan wi yeewoo ñaari tali ñuy woo autorité yi ngir travaux yi pare ci li mu gën a gaaw ndax bari na li mu mën a jur ci ay jafe-jafe. ñu wax ci leneen ñi nag ab kuréel bu ëmb ay soxnay catholique ci àdduna bi ñoom li ñu bëgg rek mooy def seen kem kattan ngir jàmm mën a sax dàkk ci biir àdduna bi amal nañu seen assemblée générale fii ci Ndakaaru. ñu sukkandiku ci li ne mel ngir fexe ba wax ci ku ci nekk ana lan moo war a doon sa taxawaay ngir jàmm mën a am ci biir réew mi loolee sax njiit réew mi Macky Sall jot na ko rafetlu bu baax a baax dolli leen ñaax tamit ci seen ay yëngu-yëngu Cheikh Diop Diafara Ba.
ñi la ñëw ngir daal di wuyu ci woote bile soxna yile jóge fépp ci àdduna wërngal këpp ngir daal di fekkee assemblée générale bu union mondiale des organisations féminines catholiques lile doon ab première fii ci tund wu Afrique rawatina ci Sénégal soxna yile nag li ñu bëgg du dara lu dul jàmm daal di saawaan fépp ci àdduna bi. jigéen bu ay amee bu coono amee moom moo koy jëkk a yëg ndax bu dalee ci borom kër gi da koy yëg bu dalee aussi ci njaboot bi da koy yëg moo tax ñu ne nañu liggéey ci jàmm jooju te ku ci nekk nga dooree ko ci sa biir njaboot ndax xale bi nga xam ne ci jàmm rek nga ko yar bu màggee ëllëg jàmm rek lay xam. soxna yile daal di tànn thème bu am solo daal di koy jagleel lépp lu soxal wàllu jàmm lii doon loo xamante ni njiitum réew bu Sénégal moom Macky Sall mi ngi koy rafetlu bu baax. fexe noo xamante ni rek dinañ ko doxalee ba jàmm daal di law ci àdduna wërngal këpp. mu mel ni itam thème bile dafa ñëw ci jamono bi nga xam ne war na koo ñëw ndax ku ne xam na ni réew yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci tundu Afrique ñàkkul yenn ci ñoom ñu ngi amal ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy dund. te loolee du jàmm jigéenu catholique war a am yenn ci ay conduite yoo xamante ni war na ko mën a doxalee. lu ci mel ni. dafay nekk koo xamante ne day sukkandiku ci téere bi ñuy wax évangile jàmm rek moo ci nekk amul fenn fuñ si gis ay te soo ci sukkandikoo di def li nga war a def yëpp di dem ci say ñaan di def la nga say warigal si biir jàngu bi boo ci paree jàmm rek nga war a séq ak say dëkkandoo. am xol bu rafet mooy jàmm ji am xol bu rafet. loolu lañ lay mooy mën a tax ñu ne kii jigéenu chrétien dëgg la. Union mondiale des organisations féminines catholiques li leen gën a soxal bokk na ci lépp lu soxal wàllu brassage culturel ci li nga xam ne moom moo di nation yi. ouverture bu bile assemblée générale daal nañ koy amal niki tey ci Ndakaaru niki dibeer dinañ amal ca Popenguine li nga xam ne moom moo di messe de clôture bi. ñu wax ci OFNAC ak liggéey bi nga xam ne rek sumb na ko loolu nag ñu gis ne atum 2016 ak léegi. ñu ngi jot a enquêté ci wàllu fraude fiscale ak corruption fii ci suñu réew ci wàllu blanchiment nag xayma nañ koppar ba nga xam ne rek dañu jàpp ne ëpp na 40 milliards ci suñu koppar wante li gën a métti liggéey bi kilifa yu bëri ba jamono ji ñuy wax ak yéen lépp lu aju ci wàllu déclaration de patrimoine nanguwuñ ko def ba tax na seen liggéey dafay xaw a tàggatémbe Mamadou Cissokho. rapport bu njëkk bi OFNAC def bi ko Seynabou Ndiaye Diakhaté jiite ba léegi ñu koy soog a fësal lu jébal ko président de la république. am na téeméer ak fanweer ak ñett page ñu fësal ko nag ci site officiel bu OFNAC mu nekk ñaareel bi laata bi amoon 2015 di jëm nag ci wàllu déclaration patrimoine ci 800 ñi ko waroon def 453 donc ñoo ko jot a def rapport bi fësal ni gouvernement assemblée nationale ak conseil économique social et environnemental rek ñoo def seen déclaration de patrimoine yëpp 8 octobre ci atum 2014 nag OFNAC njort na ni ay njuuj njaaj ci wàllu koppar ci fraude fiscale ak blanchiment d'argent lu toll ci 40 milliards ci ay sociétés yu mel Shell Investissement et Vivo Lubrifiant waaye nag rapport bi xamal na ni ba tey enquête bi mi ngi wëy leneen lu ñu mën a fësal nag doon ay dénonciation ci wàllu njuuj njaaj jëmale ko ci napp bi nga xam ne ay sociétés chinoises ak sénégalaises ñoom nañu jàpp ne ñoo ko amal montant bi mi ngi toll ci 34 404 800 francs CFA ñu xayma ko diiru 14 ans bi ñu ñëwaatee nag ci affaire Petrotim OFNAC jot na benn lettre ngir ñaawlu yenn njortu ni corruption am na ci njaayum action ci yenn société étrangère yu yëngu ci wàllum hydrocarbure biñ ko tënkee nag diggante 2013 ba 2016 OFNAC jot na 1180 plaintes ci atum 2016 ñu jot ci 435 yooyu 198 yu ci wàllu fraude la ak corruption 237 yu ci des nag am na ci yu laal wàllu xaalis bu lewul ak détournement de deniers publics blanchiment wu xaalis ak yeneen. OFNAC société administrative la bu wékkuwul ci kenn ñu créé ko ci ab loi numéro 2012-30 bu 28 décembre 2012 mu am pour mission fësal at bu ne ay rapport activité ay proposition ngir mesure waaye itam prévenir lii di fraude ak corruption. ñu wax ci wàllu mbëkk mi fii ci Sénégal ñi nag ay soxna taskatu xibaar lañu ñoom li ñu bëgg rek mooy lëkkaloo ci li ñuy duppee ci association les panafricanistes fexe ba lépp lu aju ci wàllu tukki bu jaarul yoon xale yi mën a xam ne daal wóorul te du amal njëriñ seeni réew ñu toog fii liggéey ba tax na ñoom ñu ngi ciy amal ay liggéey yu mucc ayib li ñu bëgg rek mooy fexe ba ndaw yi xam ne immigration moom boo koy def na nga xaar ba mun ko wala sax nga toog liggéeyal sa réew kenn ci ñoom di Urey Thiam àdduna jëmale ci li nga xam ne rek moo leen tax a jóg. ñu nekk
nekk membre ci association bu tudd les panafricaines di association bu nekk ci réewu Afrique yépp di ëmb ay jigéen yoo xam ne dañu nekk ci média yi. gis nañu tey ay junniy nit di jël ay gaal di dee ci géej gi di bëgg a jéggi wala taxaw ci frontières yi mënuñu jàll wala nekk ci situation yu compliqué yoo xam ne est-ce que dañu war a toog rek di gis ni loolu am na ñu ne déedéet waruñu toog rek di gis loolu mais dañu war a wax li nga xam ne kat dañu jàpp ne moom moo war a yokk liy defar situation boobu ñu ne kon ñun ñëpp nañu ñëw daje Maroc bu ko defee ku nekk ci ñun wax li nga xam ne moom moo xew sa dëkk waaye bu ñu paree ku nekk ci ñun tamit wax lan nga xalaat ne moom ngay mën a def pour situation boobu ñu mën ko améliorer. ñu wax ci mbiru CNRA ñoom seen délégation ci njiitalu président bu yees bi di Babacar Diagne teewoon nañ tey ci groupe Futur Média tase kilifa yi waxtaan ci li nga xam ne rek foofee lañ nar a aw ngir liggéey lépp lu aju ci wàllu saytu bu baax a baax lépp lu aju ci wàllu télévision rajo yeeg leneen ñu xool ko bu baax a baax ci loolu nag nañu fas yéene sol seen dàll tem wër këru liggéeykaay yi waxtaan ak ñoom ci boobu le mébét Aïssatou Paye Mohamed Dia. njiitu CNRA amal doxantu ci locaux groupe Futur Média yi ci gise gi nag son excellence Babacar Diagne profité ci occasion gile ngir fësal mission bi nga xamante ne moo ko tax a jóg. seet si Youssou Ndour en tant que président du conseil ndax dama bëgg a jëmmal démarche bu bees bi démarche bi nga xam ne du rek bind lettre comme daan am bu jëkkoon envoyé lettre nga tontu ma envoyé lettre ku nekk teg surux dama bëgg ñu gisee di waxtaan joxante loxo teg loxo fii ne fii laa yaakaar ne li fi am mën na gën nga dama déet fii mën na gën waaye man dama ko defee nii man la nii ak nii moo gën ñu bañ jubbu waxtaan ci bu amee rek affaire bi dina gën a dox incha allah loolu ñuy def waaye nag nee na dama ñëw gis Youssou rek daal di ne dama ñëw en tant que président du CNRA dafay sama xarit di ko ma naw du ko Afrique naw macha allah ndax liggéeyam. njiitu groupe Futur Média Youssou Ndour rafetlu gis-gis gile ndax nag ànd ak moom ci liggéey googule. ndax nag affaire bi arbitrage bi la moom mat na ko te du ma rek maa ko wax kon loolu ko Boubacar Ba wax ne que le groupe Futur Média va jouer le jeu loolu moom laa koy confirmer di kontaan trop si ñëw bi di ko remercier ci conseils yi déjà yi muy joxe ak vision bi nga xam ne teg na ko donc dinañu jouer jeu bi incha allah. bu ñu waxee CNRA wax wàllum organe de régulation ki nga xamante ne moo di conseiller spécial audiovisuel bu président Youssou Ndour wax ne liggéey bi wax na mën a jaar yoon. wure bi dañuy xam nu muy demee kuy njëkk teb bi kuy njëkk teg kuy njëkk tàbb yooyu bu leeree ba leer la ci war daan ko def parce que groupe Futur Média am na nu mu ko defee ndax liggéeykat yi fi nekk ay liggéeykat yu xarañ lañu kii jiite groupe bi ci boppam moom entrepreneur bu mag la. ndax mën nañu wax ne mission bu bees CNRA am li ñu mën a jàpp si ndaje gi léegi mooy ne CNRA fas yéene appuyer réguler accompagner itam ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci wàllum audiovisuel. léegi leer na équipe bu Sénégal dina teew bu soobee yàlla foofee ca Cameroun gannaaw seen victoire bi ñu am tey ca Khartoum seen diggante ak Soudan mu nekkoon match bu nekkoon rek ci ñeenteelu journée bi te ñu ko doon fubal foofee ca Soudan équipe nationale bu Sénégal nag am na ndam bi nga xam ne rek moo ko may qualification boobee match bu xawoon metti sax waaye ca cappaandaw ga rek la Sidi Sarr dugal benn bi nga xam ne moo may jamono ji équipe nationale bu Sénégal mu qualifié ci fàttali rek réew Madagascar tamit gulet dina teew foofu ca Coupe d'Afrique gannaaw victoire bi mu am tey 1-0 ci digganteem ak Guinée équatoriale. mbokk yi fii la ñuy yemale ak yenn ci xibaar yi ci kanam tuuti Sara Cissé dina fi teew tënk leen xibaar yi ci wàllu nasaraan jërë ngeen jëf.